Bon visionnage. Moi, le mieux, Aïssa va parler. Elle m'a dit que 1 mois avant, les bateaux m'a assumé. La dame porte de plainte Ousmane Sonko. Avant ce jour du 2. Quand elle a porté plainte, gendarme c'est tellement grave, amène-nous des preuves. Faut le problème de nekk. Quand on s'est allé le 2, on l'attendait pour chercher des preuves. La wolof di lépp naan waxkat dana wax ba lamb ay taatam geesu na bii du sama bos Birima waxati na de Birima est-ce que bi mu toogee ci plateau jàkkaarloo di yëkkati yi kaddu bàyyi na xel ci li muy wax ndax moom mi ngi doon déglu boppam moom Birima ci biir kaddu yi dafa wax lu garaaw lu gën a garaaw sax li Adji Sarr def moom Birima ndax dafa ni lu jiitu weer la Adji Sarr demoon porter ji plainte Ousmane Sonko police na ko li ngay def ak li ngay wax dafa garaaw ngir ñu mën la gëm faaw da nga ñuy indil ay preuves effectivement boy jiñ nit ki lu toll ni viol nan daf ma sakku war nga nak tek nak ci kaw table bi nak lu ñu mëna gëmé say wax mais fi Birima daano ci ay kaddom moy bi Ousmane Sonko di ñëw le 2 xamul won ni dañu ko tendre piège pour chercher des preuves contre lui. Waaw fan ngeen mësa gis ci àdduna fan ngeen mësee gis ci àdduna demal ñu violé waat la ngir nga indil ñu ay preuve ñu gëm ni dañ la sakku woon il y a 1 mois en avant waaw loolu la Birima wax demal ñu tëddee waat la bu ko defee nga indil ñu ay preuve pour ñu xam ni tëddee woon nañu la weer ci ginnaaw loolu mooy kàddu yi Birima rotal xanaa mi ngi bëgg a jox dëgg ñu doon wax ni complot la xanaa ñi nga xam ni expliqué nañu scénario bi ni mu demee ci wàllu appel yi jiitu ci wàllu message yu ñu wax ni jokkolante am na diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko yeneen appel yi ñuy duppe ay appel anonyme ba ci jour bi rendez-vous bi ni ñu ko tëggee ak ginnaaw jëf ji ña demoon jëli ji Adji Sarr ak fa nu ko yóbbu fa nu ko jaarale xanaa Birima ngi koy waaj a leeral kañ la Birima dégganteeg Adji Sarr kañ la kañ ok question baa ngi noonu li muy wax ni naan déggante naa ak Adji Sarr question bi dëggantaan njaay mooy kañ la ndax ginnaaw le 2 lañu déggante Adji Sarr doog ko wax ni ko lii boo gisee li tax ma def ko c'est parce que lii moo amoon 1 mois ci ginnaaw moo tax lii wala avant le 2 le Birima déggante ak Adji Sarr ah defe naa mbir mi day bu dee ni dañuy bañ ko ci wax nit dootu ci wax lu gën a garaaw lii ci Birima wax bu dee ni rek dañuy bañ ko ci wax laa ni nit dootu ci wax lu gën a garaaw lii ci Birima wax et les gars bu Birima defee déclaration def sortie wax ni nëbbatuwuma làqatuwuma Macky Sall moo toog ak man wax ma ni ma demal nga défendre ma ci réseaux sociaux yi muy benn ñu gis taxawaay bi mu am ci émission boobu nga xam ni moom la ñu duppee jàkkaarloo man Birima ci ay kàddoom tey bu ñëwee def kàddu def déclaration wax ci kàddu yu mel nii ah dina tey xel nag waaye li ci gën a garaaw ba gën ci garaaw ci wax ci
mooy dafa wax lu graw mu ne bis bu Adji Sarr génnee ay preuve am yéen ñi nga xam ni yéen a ngi défendre Ousmane Sonko da ngeen tëj seen làmmiñ te dootu leen waxati kii li muy wax am na fu mu ko teg de mbaa yëg ngeen ni Birima li muy wax nii lu ko leer la mbaa yëg ngeen ni mu koy waxee ku amul assurance ku amul preuve ku amul foo diju ci say wax doo waxee ni muy waxee il a été net et précis que bis bu Adji Sarr waxee génne ay preuve am mboolem kuy daan toog di défendre Ousmane Sonko di nga tëj sa gémmiñ dootoo waxati et que daf ko signé persister ci wax boobu bi ci gën a doy waar ba gën ci doy waar mu ne Ousmane Sonko mu neex ko mu naqari ko mu bëgg ko mu bañ ko dina taxaw Adji Sarr taxaw mu wax Adji Sarr wax mbaa mu ne pat Adji Sarr wax xaayaan ku dégg séeréer xaayaan ku dégg séeréer vraiment dossier bi daal mi ngi bëgg a jaaxal àdduna mi ngi bëgg a jaaxal Sénégal vraiment kàddu yi nga xamante ni Birima yëkkati na ko tey sañ naa wax ni leeral na mbooleem lu doon lënd ci xelu doomu aadama yi kàddu yi Birima yëkkati même ku ci sam xel téeyul woon sax nga ci daan am ay sikki sàkk Birima rajaxe na kaasi et il faut comprendre qu'en politique dafa am ñoo xamante ni ñoom la ñuy tuddee les casseurs de briques ñooy toj ñoom ñooy taal ñooy dem ci télé yi ñooy wax ju rëy ji bu laajee dem débat ñoom ñooy débat ji bu laajee wax tooxi doona ñoom ñooy wax tooxi doona yi mu am derrière des responsables yoo xam ne ñoom ñooy fattaat turu yi ñoom ñooy pansement waat góom yi ñoom ñooy jag-jagalaat wax yi Birima en fait partie et que démasqué wu na leer na nañ que ni moom ci les camps la bokk moom Birima wane na ni moom Birima ci ñuy wax tooxi doona yi la bokk moom Birima tout est clair je suis désolé mais kàddu bii nga xam ne Birima wax na ko ci émission jàkkaarloo xaw ma ko ko digal xaw ma ko sant waaye ak njuumte gu rëy la ak njuumte gu rëy la Birima def bu dee complot la ñu doon ruumandaat Birima dëggal na fësal na ni effectivement complot la moom moo ko wax ci ay biiri kàddoom bu nit ñu doon ruumandaat ndax yëf yi complot la ak du complot taq nañ ca ak taquñu ca laale nañ ca ak laalewuñ ca Birima dëggal na ni laale nañ ca ndax nag demal nangu ñu tëdde la ngir ñu mën a gëm ni tëdde woon nañu la démb ak barki démb maa ngi koy door a dégg tey sama àdduna xaw ma